maaleykum salaam. Moustapha Mboup mais Tafa bleu bi rafet na de. fii xadi moo fi jaar. xadi moo fi jaar aji Tafa daa mel ni dafa waaj. dafa waaj. waaj na bis bi. waaw dafa waaj. ay ca El Hadj yaa ko dégg noonu spécial tabaski ak xombal.net jotaay bi yaa ngi loolu léegi rek yaa oustaz jaar fii tijji jotaay bi ñaan waxtaan ak ñun ci tabaski ak solo si ma am biñ ci jógee nag ñu daal di accueillir ki nga xamante ni moo di Moustapha Mboup mu production ñu bàyyi la rek ak moom nga nuyu ko dalal ko ñu daal di door waxtaan bi. amaan mbégte ak bànneex di ko dalal muy Tafa Mboup ñu gën kaa xam ci Mboup production ñu ngi ko defee ak oustaz Abdou Khadir Jongu moom lañ koy def ak moom mais contexte yi bokk. léegi nag dañ doon waxtaan ci diina jëm ci li nga xam ne mooy wareefu Tabaski mais kii toog dafa bokk ci ñaari facette man nañ ko jàppee comme homme leader man ko jàppee tamit comme promoteur boo xam ne nii tamit day jàppale ñi nga xam ne mooy artistes yi donc kon tey waxtaan wi aji dina am solo waaye man question bu ma ko njëkk a laaj rek dañuy ko day dem ndax dama naan ko kan mooy Tafa Mboup bu ma wax Tafa Mboup mooy kan lan nga may wax. asalaamaaleykum waa Xombol asalaamaaleykum mbokki internautes yi. ñu leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam xanaa rek di profité ci opportunité bi ngeen ñu may di baalu ak waa Xombol yëpp te di leen baal ak te di leen ñaanal jàmm di ñaan ci barke Seydina Mohamed yàlla bu tabaski gi doon suñu mujjeelu tabaski te buñ koy fekkee yàlla nañu rafetal aw fekkin ci barke Seydina Mohamed. waaw Faye Moustapha Mboup doomu Xombol la. fii la juddoo fii la yaroo fii la màggee fii la defee ay études primaire et secondaire ba yàlla dogal li mu dogal mu arrêté jàngam dugg ci li ñuy wax mooy business jaay Sénégal moom boo nekkee jaaykat rek tu es appelé à un businessman ci loolu laa dugg di ci yëngu ba yàlla génne ma dem Europe doon immigré te moom laa ba tey yàlla di ma may inspiration bëgg jariñ dëkk bi. di xool fu ma làmb rek fekk naa am ñu fa nekk di fa bay seen waar fi nga xamoon ne fi nga xamante ni moo xawoon sooxe mooy wàllu culture mooy événementiel en quelque sorte Xombol manqué de ça parce que da ngay toog boo déggee ku fi ñëw ku rëy wala nga koo déggati day yàgg da ngay gis xale bu naan la sax bi fi Omar Pène di ñëw laa juddu te boobu ba wala Aline Baye Nder te day doon magum jëmm te boobu ba tey dara du amaat ma ne pourquoi pas essayer de servir sama dëkk ci côté boobu j'ai tenté avec une forte collaboration de pas mal de Xombolois yoo xamante ni vraiment dañuy aspirer le développement de Xombol ci wàllu woowu ñu jàppandoo xàccandoo dóorandoo ba mu yegg si fii loolu mooy Moustapha Mboup ak Mboup production. jàpp na nag Moustapha Mboup doomu Xombol la bu bëgg a servir Xombol mais man côté bi ma koy laaj rek sama bala maa jox sama naataango yi mooy Moustapha Mboup ndax servir boobu nga bëgg a servir Xombol da nga koy ànd ak li nga xam ne mooy politique. waaw c'est-à-dire cette question-là est très pertinente et puis ça me plaît trop d'y répondre en quelque sorte voilà xam nga yàlla nañu yàlla may xelum ñuy mën a dissocier maanaam di segg xam nga politique moom farfarloo la te farfarloo bu jógee rek ku ci nekk da ngay am fooy bokk moo tax am na lu bari loo xamante ni mënta ànd ak moom ni ñu xamee loolu moo tax bi ñu indee Mboup production ñu taxaw ci kanamu Xombolois yépp ni leen mbir mi c'est pas politique te je peux en donner pas mal de kii yoo xamante ni dafay woon waa Xombol que ni que la ma waxoon moom laa jëfee bi may commencé Mboup production Kéba Seck laa fi indi bi ma fi indee Kéba Seck Xombol gépp xam na ni Lamine Gueye mi nga xamante ni moo bëgg Xombol c'est un plus que frère c'est un jumeau en quelque sorte li mu bëgg maak moom ñoo ko bëggandoo mais pour dissocier affaire yi moo tax bi ma indee Kéba Seck mu nekk événement bu rëy Xombol gépp di ko xaar j'avais comme parrain d'honneur Magay Boy Honest te on n'est pas du même camp c'était pour montrer à tout Xombol que mbir mi du foofu lii c'est une chose lële c'est autre chose voilà. kon pàcc bi ñu ko jàpp. Tafa Mboup vraiment di grand bu ñu estimé yaa de cela yàgg na mais nag question bi may laaj xam naa dina nekk question bu xaw a bett waa Xombol man du ma laaj Moustapha Mboup production du ma laaj Mboup le politicien damay laaj Mboup le gréviste waaw vraiment loolu ñu koy xam du bari
léegi lan moo doon motif bi ndax moom bañ gi dafa yàgg ci moom waaw ko xam parce que moom ak samay mag la woon ñoo nekkoon Xombol lépp lu anormal ci lycée bi ñoom ñu koy xeex mais grève bu rëy boobu ngeen fi defoon ba nga xam ne moo causé ñoom ak ñi nga xam ne samay mag la ñooy Matar Jong ak ñeneen moo di seen ak bàyyi wala moo di seen ak dem defi leneen lan moo doon motif bi lan moo métti woon lan moo leen métti woon ak lan moo leen motivé woon ba ngeen dugg ci jàmmaarloo boobu ngeen jàmmaarloo woon ak ñi nga xam ne moo doon autorités yi nga xam ne ñoo doon def naka sudul noonu ci lycée bi. Ndiaye ñu ngi lay nuyu yow sama rakk nga yow tamit li ngay xool ci man loolu laay xool ci yow ku ma estimer nga ku ma am ci yow yaakaar nga pour le développement de Khombole de demain te yaa ngi koy doxal yàlla na yàlla yeggale. merci beaucoup. voilà Moustapha Mboup le gréviste bi ñuy jàng fii nekk fii dafa am lu bari loo xamante ni da doon sooxe ci école bi ñu nekk comme ñun dañoo juddoo comme ni Xombolois yëpp juddoo ci kër yoo xamante ni ci révolution la ñu nàmpe parce que ñu am ay frères yoo xamante ni si loolu rek la ñuy waxtaan mooy xeex lu war a xeexu voilà yow mi mu posé question bi sax damay kontaan si tontu la parce que xeex ba ma nga jógee sa kër ci Ibra la jógee man bi may xeex boobu j'étais pas président du foyer loolu moo ci gën doy waar moi j'étais même pas membre du foyer mais yàlla dafa dogal ñu am camarade de classe bu tudd Ibra Ndiaye Ibra di def EPS damm ci nit buy def EPS ba damm te bi ngay inscrire ñu xamal la ni tous les élèves sont pris en charge par l'assurance kon bu Ibra dammee normalement assurance moo ko war a jël école bi seetaan ko paa bi di ci def lu mu mën ak lu mu mënul ak seen waa kër yëpp ba affaire bi xaw a jaaxle ñu tëgg grève bi ñu tëggee grève loolu nekkoon suñu doléance bi nga xamante ni moo gën ëpp doole bi ñu demee nag ba nga xamante ni ñi ko jiite woon ñi ngi commencé dugal leneen loo xamante ni bokkul ak man li ma yaakaar parce que révolution bi waru woon yem loolu ca laa nangu xeex ba dama ko nangu nag ak fit nangu ko ak fulla nangu ko ak conviction noonu laa ko yore ba même bu ñu amul gain de cause total am nañ ci ay satisfaction yoo xamante ni tax na ba loola passé ñu jiite woon école ba xam ne am na lu fi am loo xamante ni bu ñu jaaraatee fii day yëngu loolu waraloon grève bi voilà. c'est important loolu am na solo léegi ñu tàbbi ci Mboup production bi xam naa dañuy bàyyi aji moom comme xam-xamam dafa màcc ci wàllu festivité ñu bàyyi ko mu déroule question boobu après ñu tàbbiwaat ci. ayca Badou kontaan naa ci loolu am na solo Moustapha foofu rek la ñuy bëgg a jëm ndax nag ku ne xam na ni comme ni nga ko waxee bi nga tàmbalee Mboup production da ngaa njëkk a songu Kéba mu am réussite nga daal di ciy jógee daal di songu ki nga xamante ni moo di Faramareen bu mag bi te boobu léegi nag ñu gis yëf yi di def nii rek ndax nag bi nga demee ba ñu dëgmal bis bi ci la xañ na Covid bi daal di tàbbi ci réew mi waaye boobu léegi tamit déggaatun dara lan moo xew affaire ba dafa amatul wala contrat ba dafa am lu ci sikk wala diggante Mboup ak téer yi lan moo xew Moustapha. aji yow maa ngi lay nuyu yow tamit parce que man moom il faut que may personnaliser nuyoo yi ndax ñi ma fi fekk ñëpp ku ci nekk mooy man yow di la jaajëfal ci liggéey bu rafet bi Xombol lim la jaral dafa bari dama lay gis parfois ci scène yoo xamante ni wala voilà nga nekk ci mbir yoo xamante ni daf may leer que ni que Xombol rek moo la ko jaral ngay joxe koore am pour loolu yàlla na la yàlla fay di nuyu tamit toute l'équipe technique qui est derrière sama jarbaat Cheikh Faye gis naa lim ciy daj lépp voilà waaw mi ngi noonu sama Baay Faal boobu yàlla nga yàlla dolli moom it voilà aji affaire bi li ci nekk moo nekk ci àdduna bi yëpp li ñu téye moo téye àdduna bi yëpp mooy dañoo sabab indi Kéba Seck appétit ñëw waa dëkk bi di rêver lu ñu jàpp ni xañ na même buñ koy am day jafe te fekk loolu man lu ma yomb la ci laa tëggee loolu ma tëgg muy indi fi Wally Seck am ci date boo xamante ni c'est pas n'importe quelle date parce que j'avais Wally un 8 mars ku nekk xamoon na ni 8 mars Wally Seck Grand Théâtre la ko doon may Arbouraax te bu ko fa mayee vraiment chiffre d'affaires bi mu fay def day quadruplé man li ma ko fay mais dama bëgg Xombol àndandoog ñu ko bëgg am ci moom relation yoo xamante ni dafa exceptionnel ba mu nangul ma loolu
bi mu ko nangoo nag voilà mu coïncider ak sëriñam wàcc liggéey fii ci Xombol bi mu wàccee liggéey man dama waroon def benn conférence de presse parce que boobu laa waroon indi matériel bi Xombol jour boobu bi ma toogee ba ay 17h ñu toog sama kër Mamel Ndiaga woo ma ni ma yëg nga li xew ma ni ko yëg naa ko boobu accident bi la quoi mais j'avais pas en tête que ni que annulation dina am parce que c'est un contrat qu'on a déjà signé quoi mu ni ma Moustapha dama lay ñaan benn affaire te dama bëgg nga déglu ma xel quoi ma ni ko vas-y mu ni ma sa rakk ji sa doom ji su tëggee te xaarul ba saraxu sëriñam bi passé àdduna dina ko ŋàbb ndax dafa weex donc dama bëggoon lépp loo jàppoon nga bàyyi ko ba loolu passé ñu wut beneen date dis na ci man nag ndax boobu fekk na ñu fay tout ce qui est organisation fay stade publicité yi dem lépp dem mais nag bu ndogal ñëwee da ngay nangu rek ma ni ko d'accord na ci lañ defee conférence de presse annulé ko bi ñu jàppee date ci la Covid bi dugg Macky Sall tëj dëkk bi te ce qui est normal parce que boobu amul woon inquiétude par rapport à la Covid ñu d'accord ci ñun tamit ànd ci mais liñ ci ànd lépp taxul nag li muy metti lépp ñu laal lañ fa tegoon parce que digg nañ ko waa Xombol te bu ñu dundee. maanaam ñu laal leen fa tegoon mooy. bi contrat bi amee li ngeen jot a dugal xaalis ba ma nga fa. avance ba voilà bi contrat bi duggee xam nga moom artistes yi dama leen koy tooñee dañu bëgg xaalis. bi contrat bi duggee avance ba fa nekkoon amul benn franc bu ma ci laal. ndax dama jàpp ni dig naa ko waa Xombol ba ñu def ko ci seen xel. te loolu bu jàmm rek dee am dina am. waaw loolu moo tax avance ba ma nga fa ba tey on attend le beau jour pour def ko waaw loolu moom. sa diggante acteurs yi ndax yéen a ngi ànd ba léegi wala. waaw tailleur yi moom xam nga ay Xombolois lañu et puis ni ñu ci associé tailleur yi noonu la mécanicien yi mën a revendiquer ni ci lañu. noonu la vulgarisateurs yi Jakarta meen yi. parce que Xombol noonu la politiciens yi fi nekk yëpp mën a def benn dank revendiquer ni ci lañu. voilà kon niñ ci associé tailleur yi voilà du deñ juste que am na ay soppite yu ci am te xam naa ni avant may dugg comme que sifflé nga ma ko damay am latitude leeral ko dara nag ñaawu ci mais juste que bi ñuy tëgg waali bi man xañ na la ma ca def man yàlla dogal na wàññiwu ma dara mais ñoom puisque association lañu di décider ci seen ay instance lañ ca def mën na leen a gàllankoor ba mën a indi bruit ci seen biir ñoom nag laajuñu man maay tëdd am psychose ni waamee ñii bi ñu dugalee seen xaalis bi yàgg na te tëgguñu bàyyiwuñu est-ce que duma leen woo ñu waxtaan bi ma tenté loolu réussir ko ñu ñëw dajaloo y avait le président y avait Assane Babou y avait deux autres man tamit y avait Moussa Mbaye de Mbour production y avait Talla Fall bi ñu toogee man di leen dama amoon benn xalaat ni ma ko waxee laa koy relater dama amoon benn xalaat boo xamante ni dama leen koy wax xalaat la nag di laaj li ngeen ciy wax ñu lan mooy xalaat man leen mbir mi dafa yàgg te boobu ba tey mbir maa ngi tëdd dama jàpp ni mën naa am ngeen soxla seen xaalis te dëkk bi neexul bañ ma koo wax léegi dama bëggoon bu si c'est le cas ma yëkkati la ngeen ca defoon jox leen te du tere bu ko Xombol di tëgg Xombol gépp koy bokk parce que man foofu laa taxawee bi ma waxee loolu li ñu tontu mooy buñ doon dee duñ ma ko wax waaye looloo nekk kon man fi ma emboîté pas bi baax na bi ñu waxee loolu ñu waxtaan ci ba déggoo dara ñaawul voilà ñu war leen jox seen liñ ci defoon tout en attendant am date te yaakaar naa ne léegi ñu am date. mais Moustapha jamono ji am date ci ki nga xamante ni moo di Wally est-ce que nekku risque ak coow yi nga xamante ni xaj na mi ngi tegu ci kawam ci ñi nga xamante ni ñoo féete ci diine ji ak wax yooyu yi nga xamante ni daal boobu ba léegi nit ñaa ngi ko jàpp am Wally indi Wally est-ce que jàpp date nekku risque jamono ji nu toll.
non yaakaaruma ko parce que voilà ku Wally célébrité la am na loo xamante ni moom quand tu es dans le showbiz nit ñi nekk ci touche yi lay jaaxal mais loolu du ko teree añ du ko teree reera sérieusement te li may wax xam naa ci dara ak lu coow li rëy ñoom préparé wu nañu pour loolu te ñun doyewuñu Wally pour ñu koy coow dañ ko doyee ndax la muy def waaw loolu lañ ko indee xombal ca la muy def mu neex nit ñi ca loolu lañ ko indee xombal kon li ci des yaakaar naa ne du intéressé sax ñi nga xamante ni ñoo war a génn pour sa digganteeg Faramareen bi waaw mais c'est une longue histoire Wally moom li may wax je le dis sous le contrôle de sëñ Mbacké Samb sama xarit sama cousin Wally man ak moom dafa yàgg ci bi muy jógee Italie di aw papaya chaque jeudi il faut que mu woo ma ni ma tey Papa Thione mi ngi papaya am na benn jour sax daf may woo ba jot sëñ Mbacké ñu xaw a échanger ay échange yoo xamante ni ba tey daf ma koy fàttali quoi voilà kon man ak moom dafa yàgg quoi foofu lañ jàppante kóllëre may dem Thione ba pare nag bëgg papaam Kéba Seck mu nekk sama xarit loolu moo ma booleeg ñoom te mbir moom boo koy wuti fi mu gën a yombe gën faa baaxee rek foofu nga koy tàppe te yaakaar naa ni boo jëlee Wally dundi la li nga jël baaxul boo amee facilité bi teg ci loxo nag da ngay des ci ñoom rek loolu moomu booleex Faramareen ay ci Moustapha kon mën nañu ko jàppe daal Faramareen bu ba deuxième adjoint maire ndax nag lu ci bari foo gis Moustapha foo gis le deuxième adjoint maire Lamine Gueye gis ki nga xamante ni moo di Moustapha sa digganteeg moom waaw aji loolu baax na foofu baax na mais da nga may ba dañu dugg ci volet politique bi ñu tënk ci bu production nan la ko structuré waaw Mbuub production biñ ko taxaw ci mu doon xombol bi mu màccee ci mu doon xombol dañ toog woo ñi nga xamante ni jàpp nañ ni ñooñu gën a toog xombol parce que comme que ñun kan ak kan ñu lim da ciy baax ñu woo Souleymane Ba parce que nit ñi en général doguma la dafa Mbuub taxawal Mbuub production loolu fierté bi muy def ci ñun xam naa doo ko xam parce que ñun dañuy génn à l'extérieur dañuy xam volet culturel lan la mën a def ci développement dëkk vraiment boo doon tur yi ngay lim day wane pluralité bi ngay xam ni bokk nga ko ñëpp moo xam ginnaaw raay la dëkk moo xam aaneen la dëkk moo xam gaañu fu mu ci dëkk c'est-à-dire tur yi ngay lim day am lu muy def ci structure bi nga yor waaw ñu woo Souleymane Ba bi ñu wooyee Souleymane Ba woowewuñ ko ci Ngànjool la dëkk woowewuma ko ci mbokk la dama ko woowee ci war naa mën a STM voilà bi mu ñëwee ñu toog tenir waxtaan bi ñu waxee ni comme que mbir mi pour xombul la dañ jéem a dem ba koñ bu nekk am koo xamante ni boo taxawee dañuy xam ni koñ booboo moom dañuy yaakaar ni koñ booboo moom Mbuub production ñu dugg Gannaaw Raay jël fa Aji Kumba li mu doon animatrice yëpp membre Mbuub production la sëñ Mor Ñaa membre Mbuub production la ñu dem xay gi jël fa ki nga xamante ni moom mooy tëgg événement mooy sama jigéen bi Maam Penda Mama Penda moom lañ fa jël xay gi dugg aaneen jël fa Taala Faal dugg Ngànjool Moustapha Mbuub nekk fa ak yeneen membre yoo xamante ni affaire bi intéressé na leen noonu daal lañ ko tastasee dugg Njaayeen Guy dugg fépp daal xombol en général waaw c'est xombol voilà c'est xombol quoi on a tout fait pour associer tous les quartiers de xombol ba nga xamante ni Mbuub production fu mu taxawee dañuy xam ni xombol la identité bi day waaw identité bi day xombol voilà voilà da nga koy bàyyi mu ñëw si laat aji bi ak nga xam ne ba aji laaj ci digganteem ak deuxième adjoint au maire waaw moom mu ne sa digganteeg deuxième adjoint au maire xam naa nga andi ci leeral ñu daal di xuus ci volet politique bi daal am nañu ciy def ak yow waaw mais allez deuxième adjoint maire bi Lamine Gueye kooku sama frère la c'est un frère c'est plus qu'un frère ndax compagnonnage bu am 35 ans du lu yomb du lu ndaw quoi et puis voilà li ñuy dund ñun ñi nga xamante ni ñu ñoo ànd li ñuy dund xombal gépp xam nañ ko kon soo may laaj ci deuxième adjoint au maire ci man nga may laaj parce que moom mooy man quoi waaw je peux répondre à sa place comme lui aussi il peut répondre à ma place kon laaj ma rek loo bëgg a xam si moom rek tu peux directement me poser la question. waaw kon ko moom dafa xaw a jagadi dafa absenté du ñëw comme li nga ko waroon laaj mën nañ ko egg moom mi nga xam ne mooy toog ak moom chaque jour te bokk benn équipe ambition yi nga xam ne Lamine am na ko si xombal lan la ndax moom dafa ñu ko gars yi di woo Messi bu xombal la moo tax mu ne day dem
laaji mairie bi ndax moom dafa am ambition pour jëmale Xombal kanam moo tax mu ne day laaji mairie bi wala lan la moom. d'abord El Hadj pour emboîter le pas. mais pourquoi Lamine d'abord parce que ànd bi du yow ak Lamine rek xam nañ ci ñu bari mais pourquoi le choix de Lamine mi ngeen toogee concerté wu pourquoi ñu ne Lamine la pourquoi. le choix de Lamine. waaw léegi loolu c'est-à-dire bu ma xamoon aaya bi sax dama koy génne jële ko ci yàlla teg ko fii mais xam naa ne daf may réer mais su ma ko waxee ci olof ñi dinañ xam ne li may wax ci olof am na ci alxuraan mooy njiit yàlla moo koy tànn. Lamine n'est pas le plus intelligent du groupe Lamine n'est pas le plus diplômé du groupe mais Dieu a fait que am na lu nekk ci moom loo xamante ni ci moom la ko yàlla def ba moom moo ñu war a jiitu ñu nangul ko ko loolu moo tax le choix de Lamine. waaw balaa boobu Badou parce que ki nga xam ne mooy bu dafa ànd ak benn orchestre muy Abdou Lahad balaa ñu ko bàyyi moom tamit faaw mu jël micro bi ndax am na événement bu muy waaj te faaw mu wax fi ak parce que danaa lutte à l'agréable faaw mu ànd. moom mu defal ñu tuuti rek ñu doog a xóot gën a continuer ci waxtaan wi. parce que invité yaa ngi toog tamit. waaw ñu ngi gis Djibi Ndiaye une personnalité politique aussi à Khombole ñu ngi ko gis mu ngi taxaw di leen war ne plateau spécial tabaski bi aji dinaa laa dawme de parce que nag bokkal yaa ngi génn. waaw gaa ngi ñëw de. xam nga nee naa la spécial tabaski lañ wax. ñëwul moom rek de waaw vraiment. aji joxal ma micro bi Badou daal dafa mel ni tey Xombal kase la. doy na waar te Xombal kase moo xewle. doy na waar kon yaakaar naa ni daal yéeme na ay ci ñu bàyyi laa tuuti rek mu ñëw moom tamit mu def yëfu géwalam def lu ko neex ay ci micro baa ngi. di wax ne Xombal lañu am sànq ba léegi barke Serigne Touba fi ma toog maa ngi sentir lu neex sama xol ndax dañuy nekk Dakar dina ci boîte yi di jouer suñuy spectacle lii dafa neex dafa maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp am jàmm di wax ne damay waajal événement bu mag Cheikh Baye Fall maa ngi koy nuyu sama jarbaat loolu danga maa bëgg trop barke Serigne Bamba di waajal événement bu mag mu nekk loo xam ne nii dama ci rendre hommage sama mag Ndongo Mbaye lu ñu man moom la man sama papa fekkenteel ma ak moom ci lii may def moom laa fekkenteel ci lii mu teete ma ci teg ma ci yoon kon li ma war mooy sargal ko defal ko rendre hommage chaque jour maa ngi koy ñaanal nag di ko wàcceel kaamil ñoom ñëpp bis boobu nag sama bis la muy àjjuma Xombal gépp ñoo ko moom ay see Xombal gépp ko moom ma bokk ci ànd ceeg ki nga xam ne mooy ñoom Xaadim Sàmb ginnaaw raay Lipandaw ñoom ñëpp daal ay see Xombal gépp gars yi ñu ngi ciy jàpp vendredi la incha allah di ci woo Tafa Mbuub mi ak ki nga xam ne mooy Anas Boy di Lamine Gueye di grand Jibi Ndiaye di ñoom ñëpp Abdoulaye Tine bàyyiwuma kenn parce que Xombal lañ am ñun ñëpp Xombal lañ dëkk kenn ku ci nekk loolu def rek defal nga ko ñëpp barke Serigne Bamba fii lañ dëkk ci dëkk bi suñuy waajur nekk fi suñuy mbokk nekk fi ku def lu rafet rek ñëpp nga ko defal kon ñu ngi kontaan ci yéen di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm yàlla jàmm yàgg ci barke Seydina Mohamed dañoo bëgg a yëngal nag ndax ci tabax si lañ ne aji tey dañuy riita mbale grand ji bi dafa toog ànd ak yaayu Modou Ndiaye aaw buru këram Badou yàlla sa jàmm yàgg koroog ban dajee neex na faama dëgg du neex dëgg du neex ki nga am moom ngay tiitaru Xombal la ñu am
sama mag ju baax ji dinaa la wayal xoolal xombal la ñu am moom la ñuy tiitaroo ku nekk ak ki nga am moom ngay tiitaroo xombal la ñu am moom la ñuy tiitaroo ay ca Antoine Diome Alaaji Maguette Diome sa baay dinaa la wayal jërëjëf xoolal Antoine ay ca demul bala xoolal ñun de kontaan nañ ci yow Alaaji Maguette Diome sa baay ñëwee doomi garmi la ñëwee mooy doomi géwél Antoine yaay doomi géwél basa ma ñëw ay ca Abdoulaye ñu bàyyi la woon rek ci la yëngu ñu bàyyi la nga ambiance El Hadj abal ko micro bi ndax nag dafa jëm ci bis boo xamante ni daa nga ko def mu nekk anniversaire u Baye Laat ñu toog ba benn jamono kenn déggatul Baye Laat kenn déggatul la maanaam ci li nga xamante ni moo di bis boobu nga xamante ni doon nga ko def tey nga xëy rek daal di delloo si bis bi lan moo xew ak fan la Baye Laat bëgg a jëm ba delloo si bis bi. aji damay dellu di la ñaanal parce que xamul lu tax ma lay ñaanal danga ma laaj lu am solo loo xam ne ni sama jarbaat bi toog muy seex daf ma bëgg trop chaque jour dañ ciy waxtaan boo gisee affaire bi ma ko daan def di ko bokk ak li nga xam ne mooy sama mag di Ndongo Mbaye nekkoon daandal la ñool Tyson Ndongo Mbaye moo tax mu bëree barke yonent bi aji bi loolu amee Ndongo Mbaye gaañu dafa foor ci man ndongo kon il faut ma toog ay at aj ko du ma ko def ñàkk ma ko def ngir moyen ndax xombal laa am ñàkk ma ko def ngir moyen ndax xombal laa am ndax su ma waroon gis Tafa gis Lamine gis Ones Boy gis leen ñoom ñëpp ne leen damaa bëgg a samp dañ koy def mais dama ko ajoon ngir lim gaañu bëgguma ko def te fàttewuma affaire yi ba pare loolu moo taxoon ma aj ko waaye nag yàlla suñu borom def na loo xam ne nii Tyson ba ci Baabu Maal ñoom ñëpp dañ ciy jàpp mu nekk vendredi événement bu mag moo nekkoon sama doole nag Ndongo Mbaye waaye ñàkk ma doole ndax xombal la ñu am barki Sëriñ Bamba. ay ca Abdoulaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax El Hadj ñu bàyyi rek ngeen yeggalee waxtaan wi ak ki nga xamante ni moo di Moustapha Mboup production. bon aji defe naa ne noonu la mën a demee dañuy def l'étude agréable mënta ñàkk ci li nga xam ne mooy xew yi ne spécialité ba ci lan wax waaye dañuy continuer li nga xam ne mooy programme bi ni ñu ko waxee sàng suñu grand Jibi Ndiaye mi ngi ni toog ànd ak première damam defe naa ne tey xombal kenn woote nelaw en direct ngeen nekk ak xombal.net ni ko àlla ba du waxee sàng waaye dañuy ñëwaat ci Mboup production comme vrai politique bi leen dugg Mboup lan moo nekk seen ambition ci xombal bu ngeen nekkee maire. waaw Faye dama bëggoon ngay dissocier rek xam nga soo may poser question des questions politiques je voudrais pas entendre le nom de Mboup production parce que boo dissocier wul rek mën naa fi am événement bu rëy des ci quoi comme que politique moom comme que kii la affaire far la voilà c'est le terrain un peu glissant voilà mais suñu ay ambition voilà du ma ragal laal ci wala ma bàyyi waa xombal xoolal seen bopp xam ni ñi fi ñu jëm foofu la puisqu'on est en pré-campagne comme ni ma ko mën waxee te def nañu un programme qui est très bien déterminé te dañu am ay rivaux pas mal de rivaux ndax gis ngeen li nekk xombal yëpp j'aurais pas préféré de lister li nga xamante ni moom mooy suñu ay ambition ci xombal mais puisque ñun nous sommes une équipe qui rassure yaakaar naa ni waa xombal am nañ ci ñun yaakaar boo xamante ni luñ leen dig rek wala yaakaar gu ñu am ci ñun suba rek bu positifee jàpp naa ne buñ ñu falee dinañ ko am ci xombal parce que liñ naan cin bu naree neex bu baxee xeeñ ñun yaakaar naa ni li ñuy bax moom neex na waa xombal quoi. waaw loolu am na solo mais je pense que en politique xam nga boo waxee cin bu nar a neex bu waxee xeeñ mais politique ce n'est pas seulement volet social bi. xam nga Lamine bu ñu koy wax bu ñuy wax Lamine Gueye identité mooy nekk acteur social la. mooy moom dafa nekk ci volet social bi mais en politique dafa un peu particulier mais ci ban structure Lamine nan la structuré mouvement d'abord wala ci ban parti wala xam naa ne sax du question boobu may répondre léegi dama la koy poser rek mais xam naa dooma ci répondre ndax comme ni nga ko waxee sànq dañ ko seqe ay ténor yoo xam ne nii seen stratégie doo ko étaler fii mais nga broché ko un peu rek pour mettre ñu au parfum ñu xam structure bi ngeen di demee wala en tant que représentant Benno Bokk Yaakaar à Khombole wala nu muy demee parce que comprendre ñu Lamine
ami de Pambou, ancien compagnon de Pambou, Lamine un ami de Macky Sall, Lamine acteur social, Lamine comprendre ñu xam nañu ne Lamine comme ni ko El Hadj waxee moom ngeen di woowee le Messi de la politique xomboloise mais vraiment Lamine ci ban structure la bëgg jëlee mairie Xombol loolu vraiment article yi nag may na ko ak charte réew yi may na ko candidat individuel am na ànd ci bannière bi am na ak yeneen nga brosser ñu un peu rek éclaircir ñu un peu la l'antenne. waaw mais xam nga ñun amul lu nit di mën a rëb Benno Bokk Yaakaar te lu ñu jëfee ca ba wax jafe ci Benno Bokk Yaakaar la ñu waxee ak suñuy propre moyen li may wax nii mën naa ci Jibi Njaay mi toog di sama grand frère mën na nekk sama seede ci loolu parce que suñu meeting de soutien à la candidature du président Macky Sall bi ñu koy def Jibi ci tribune officielle bi la nekkoon te gis na la fa am gis na tamit moyen colossaux yi nga xamante ni moom la ñu déployé pour soutenir Macky Sall c'est pour te dire que kenn mënta revendiquer ci Benno Bokk Yaakaar lu ñu mënul revendiquer te nit boo koy liggéeyal bu la neexee nga taxaw laaj fayeeku loolu moo tax ñun fi mu ne nii dañoo taxaw di laaj pour fayeeku di xaar nag lan la ñuy fay yàlla nañ ñu fay lu ko jaral te jàpp nañ ni dañuy fay lu ko jaral. nanu jàpp. ci ni ñu wax nii jàpp nañ ne Lamine candidat Benno Bokk Yaakaar. non xam nga Benno Bokk Yaakaar n'a pas encore décidé qui va être son candidat. waaw kon ñun da ngay jàpp ne Lamine Gueye est candidat à la jeex na à la candidature. c'est bon. jërëjëf defe naa ne Badou tontu bi am na solo ndaxte pièce bi nga ko doon dugal moom comprendre na ko waaye nii la ñu sommes en direct ak li nga xam ne mooy xombol.net mënta ñàkk waxtaan wi am na solo bu baax a baax di leen fàttali rek day continuer xam ne waxtu jot dañoo xaw a daj tuuti sax ndax technicien bi ñu ko signalé waaye dañuy bàyyi ki nga xam ne mooy Adji ak Badou ñu def seen kàddu yu mujj doo ko jox ki nga xam ne mooy suñu invité di Mboup. ayca Moustapha xanaa jaajëfalaat ko rek yëpp tey ñëw bokk ak ñun plateau bi mais Moustapha ren da nga maye tabaski bi lan moo xew ndax nag loolu bëggoon naa ko laaj ndax dafa mel ni tey cinéma dafa wedd ki déggul dara ci dëkk bi te Moustapha ne ci dëkk bi lan moo xew. waaw da nga naan bu production nekk ci dëkk bi waaw c'est voilà appellation yi solaat nga buub mi fi mu ne sol naa buub bi waaw d'accord c'est-à-dire yow xam nga ci dara man oo naa la ni la maa ngi nii di paraphé contrat ak Kéba pour jouru tabaski ba loolu sotti si télé laay waxee si média laay waxee ma woo Ibra Diagne mi moom cinéma mu ni ma soxna si moo jël benn avance te ñëpp xam na ni Xombol benn place rek la muy cinéma ma nekk di négocier loolu far loolu mujjul antu loolu moo tax ma ajandi Kéba bi mais Xombol fi mu ne am na Kéba Xombol am na mais comme ni nga ko waxee Moustapha ci média ngay waxee te nga ni Xombol benn place rek la am muy cinéma te nag wax dëgg yàlla cinéma ku fa dem xam ni milieu la boo xamante ni doy na waar loolu yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci dëkk bi xaj na di yëgu ci culture wala ngeen di tëgg bi su mel noonu lan ngeen di wax ñi nga xamante ni xaj na ñoo ŋànk dëkk bi wala sax ñoo jiite dëkk bi ba dëkk bi mën a am salle boo xamante ni salle bu mucc ayib lay doon ba événement bu mën a am ñu mën ko fa amal. waaw loolu damay solaat mbubb boo xamante ni man dama bëri ay mbubb nag damay sol mbubb révolutionnaire bi xam nga cinéma est privé. ay patrimoine suñu bàyyi Aimé Diagne Sir la ay doomam hérité ko mbaax moo tax Xombol toll fii mu toll ci place bu muy tegee ñu koy loué di ko joxe nag location boo xamante ni da ngay mel ni kuy loué chaise ndax du dara ñoom dañ cee dawal yàlla parce que mënoon nañ bu Xombol tollee foofu ñu enchérir ko de telle manière que bala nga cee jot da ngay remuer ciel et terre mais defuñu loolu mais man li nga xamante ni moom laa ci wax xalaat bi ma ci ama dama ni si j'étais à la place de Ibra pour sauver Xombol dama leen di privé cinéma bi su privé woon Xombol cinéma bi ku bëgg a tëgg làmb doo gis foo làmb léegi waa Xombol doon benn say lijjanti le problème te c'est un problème qu'on doit régler parce que on ne peut pas concevoir une grande ville comme Xombol. Mais le problème qu'on doit régler, mais je pense que l'ami du deuxième adjoint au maire, nous avons ko Xombol mom ak Pambou, même bu nekké xam nañu né une municipalité nit lañ koy denk mu yor dogal yi am ñun ko taftal mom dogal yi ci mom lay joggé mais bokkon nga ci groupe bi tax Xombol far Pambou parce que Lamine kuy wax Lamine ngay wax Demba Ngoy ñoñu ñoo nekkon groupe bi fal Pambou ñu def 1 an 2 ans 3 ans japp 4 ans gisunu lolu réalisé wu est-ce que yaakaaroon ni waa Xombol ñoo la ko war a laaj yow.
Moustapha ne la léegi lan moo tax loolu taxawul parce que comme yaa ne ku loo bëgg a laaj Lamine mën na la ko laaj te moo fi teew. waa Xombol bu ñu ma laajoon loolu benn question xam la laa leen di tontu ma réponse sera très simple dama leen di wax une phrase laay constitué ni leen les prérogatives du maire lui reviennent. important jeex na amul lenn loo xamante ni Lamine Gueye mën na koo dogal ci fii ñu toog te neexul Pambu. jeex na Xombol la ngi déglu à travers xombol.net. jeex na ñoom dinañu def seen appréciation. boobu tontu laa mais un peu pour lancer sama question mooy ñu comme dañu nekk ci benn contexte bu un peu particulier muy Covid 19 élage il faut ñu contextualiser débat bi parce que mënoo fi toog en tant que autorité en tant que mbub production toog fi en tant que beneen mbub comme ni nga koy waxee da nga bëri mbubu te laajuñu la wala joxuñu la nga sensibiliser ci fi ñu nekk ñu ngi wax ay troisième vague di wax ay variant delta di wax ay 1000 et quelques poussières vraiment ñu bàyyi la nga sensibiliser jooyantiwaat population bi pour ñëpp gën a moytu ñun nag def nañ ko naam masque yaa ngi ci poos yi waaye distanciation sociale bii ñu def moo tax li nekk ci poos yi génnewuñ ko takk ko ci gémmiñ gis nañu jibi bi muy ñëw moom takk na masque am yow it takk nga sa masque bi nga ñëwee toog ci plateau bi nga ko tekki vraiment nga sensibiliser ci loolu pour un peu contextualiser débat bi. waaw xam nga ci période bi ñu toll moom xeex bi ku ci nekk da nga ci war a doon ambassadeur voilà loolu moo ci ëpp solo parce que mbir boo xamante ni ñëw na même li nga xamante ni moom la ñu ëppoon yaakaar muy les vaccins amuñu garantie 100% que ni mën na la aar ci mbir mi kon nit ki ci boppam moo war a sol mbubu ambassadeur di def li nga xamante ni loolu la ñu digal mooy comme li ñu nekk distanciation yi bu nga xamante ni beneen vague ñëw na ñu def le tout ba éviter rassemblement yi c'est très important foofu damay dugal benn mbir rek xam nga parlant de rassemblement pour loolu ne ñun ñi ngi ci sensibilisation bi comme que man je suis un politicien dama lay wax que ni que lendemain tabaski amoon nañu meeting bu mag bu ñu waroon def Nganjool di ko préparer 2 mois mais bi vague bi commencé dugg la ñu toog waxtaan ni à la place de faire le meeting nañ ko def jour de sensibilisation loolu kon di ngeen ko gis te Covid bi mu duggee kenn mënu ci suñu leader Lamine Gueye te bi mu koy def tamit bu production da ko cee feelu ca saal ba mu toog Lamine Gueye ba mu yëkkatee la muy yëkkati joxe ko laa làmb sama poche ca la muy néew yëkkati sama 100 000 jox ko waa Xombal te ba ma delloo tamit wut naa ay gel wut ay masque yónnee ko waa sapeur kon ñun même bu fekkee ni dañuy woo Xombal ci li ñuy wax culture ñu ngi bàyyi xel population bi. waaw c'est important kon comme yaa fi teewal Lamine entre guillemets à travers bu production à travers sa amitié ak moom ñu lay envoyé nuyoo ci moom di ko wax ne noonu la Xombal moom ñëpp a ko bokk gis nañu taxawaay bi mu ciy taxaw te ku def lu baax ñu wax ko ku def safaan baat bu ñu ko mën a wax tey suñu bopp vraiment gis nañu acte noble yi muy def à Xombal bu ñu toogee à travers xombol.net te apprécié wuñ ko à sa juste valeur dañu nekk ay naafeq même bu nekkee du de manière directe mais de manière indirecte mu ngi koy def à travers Xombal te loo def Xombal defal nga ko Xombal waa bu ne vraiment loolu ñu koy apprécier à sa juste valeur di wax ne ñu koy wax merci na gën a góorgóorlu comme ñeneen ñi koy defee moom mu ngi bay waaram merci beaucoup. xam nga loolu dama ciy dugal benn affaire rek que moom dafa yeeyoo jaajëfan du ma am complexe wax ko parce que même si c'est un proche boo defee lu rëy dañ ko war a béral ba àdduna bépp yëg ko xam nga dañu nekk ci période tabaski ñu gis Xombal ni mu demee conjoncture bi metti ci àdduna bi yëpp Lamine di bàyyi loolu xel ba daf ñu ci bett maanaam mooy fam cay yegg ñun daf ñoo yéem maanaam amul koñ booy dugg te doo ca daj nit ñi nga xamante ni ñoo gën a soxla ndimbal ci tabaski gi te jotuñu seen part muy jóge ci moom te ministre recevoir ko président de la république recevoir ko ci ay moyens pour dire que ñi ci des seen i moyens ci président la jóge pour dire loolu wala non c'est-à-dire c'est pas pour dire ça man sama bopp laa xam man su may wax ci li ma xam laay wax xam naa ni daal Lamine Gueye nekkul di gagné ay marché état ministre recevoir ko président recevoir ko ñàkk boppam bi ko yàlla dimbali yéene na ko waa Xombal te mi ngi leen koy jox te parlant de ça tey plateau bi nii mu rafetee te biñ koy organiser tabaski passé xawma korité on n'avait pas l'opportunité d'être vu parce que leerul woon projecteurs yi fi ñëw Lamine Gueye ko jënd xam nga yooyu c'est bon à dire soo ko waxee ki toog ci kiyam di xool nu muy dimbalee Xombal loolu mën na ko gën a ñaax ba mu def la mu war a def Lamine
yàlla na ko yàlla dooli jàmm te fi ñu bëgg a yóbbu Xombol yàlla na ko yàlla yeggale ba ñu yóbbu ko fa ci bijaayi Seydina Muhammad. incha allah kon xam naa dañ koy bàyyi mu def dernier mot. waaw kàddu gu mujj gi rek lay. di sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu jataay bi ndax lii vraiment yëg la ndax ñun bu dul woon yéen tey waa Xombol du ñu xam fu événement bi toll. opportunité yi yaakaar naa ne buñ ko doon am Dakar mën na am dinañ daj lu ne pour am ko ngeen offrir ñu ko nag toog rek pour waa dëkk bi xam fi ñu toll ngeen offrir dinañ leen ciy sant di leen gërëm di gërëm waa Xombol yëpp di leen wax ni leen Mboup Production ma nga fa mu nekkoon mi ngi waajalal waa Xombol lépp li nga xamante ni moom la ñu yeewoo jëm ci wàllu woowu te du yàgg dara dinañu xam Wally Seck incha allah. du yàgg dara incha allah. am na solo aywa jërëjëf. xam naa ñu bàyyi laat mu accompagné. waaw rek waaw merci beaucoup ça a été un plaisir vraiment recevoir la fille. vous restez un idole pour nous. vous restez une personne très importante pour nous. vraiment ñu lay ñaanal fa nga jëm ak fa nga bëgg a jëmee la culture xomboloise yàlla na la ko yàlla oyofalal. yan bi diis na mais xam nañu attan nga ko ndax. un ancien révolutionnaire day nekk un futuriste. loolu la borom xam-xam yi wax merci beaucoup. kontaan nañ ci moom bu baax a baax